benn waxtu ci seen télévision ITV mbokk yi bisimilah ci xibaaru njolloor si li ca gën a fës bokk na ci coowal ñetteelu mandat bi Amy Diwane nekkoon ganuk Mamadou Ibra Kane ci jury di dimanche daal dina ci àddu des njort nag ne mun na bañoo bàyyi xel li di poste njiit élimaanu jëwriñ yi daal di dellu siwaat yemu ci it daal dinay xuus ci li fi xewoon démb di bëccëgu set setal ci réewum Sénégal mu gis ne loole nag lu baax la. téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ay sëy la ñu daal di takk ñeent ak trans képp lañu lay laaj ñu daal di koy xayma ci ñaari junni ci koppar mbir yi nag ma nga xewee fële ca Yoff jàmmalaay ñi nga xamante ne lañ fa mayee nag di ko rafetlu bu baax. yokkuteef jëm ci njëgum courant lee mi njeexital bokk na ci ba ci njëkk nag ca marché ba lool laal lépp seer ñu ne nag yemuñ ci loolu ña ngay njort it ñu yokk li di njëgum ndox bi waaye ak lu mu ci munti doon askan wi moom ña ngay méttitlu jafe-jafe jamono. mbokk yi ponk yi loolu la bu ngeen taxiloo ñu faram fàcce ko. asalaamaaleykum mbokki xibaar dañu koy doore ci région bu Kaolack commune bu Latmingué ak gox bi ñu dippee Sangil ay Samba Boy nag ñoo fa daal di dem ñu xayma leen ci ñeent fukk jàpp fanweeri Samba Boy dem daal di songu lii di centre décortiquage usine ba ñuy xootle gerte te nekkee foofee ci Sangil yow fa nag lu tollook fukk ak juróom-ñeenti ci million ci koppar ca boobu lépp gox nag moom nag ca ami gaañu gaañu moom sax ay bali fetal lañ ko daal di dóor ca tànk ya ku dellu si waat ca mbir mi mooy Pape Dieng moom nag moo géré boobu le bërëb. comme ni nga ko gisee situation bi man de depuis problème bi am à Xelkom dama ne naay fanaan fii pour raison de sécurité par ma grande surprise dama toog rek chinois yi ñëw fëgg ma Pape Dieng donc y a du vol si laa génn bi ma génnee paraît-il vigile yi ne ma am ñu vigile yu ñu dàqe ba fële ba centre décortiquage pour dem jàpp vigile yooyu liggoote leen donc entre temps man si laa taal suma oto génn dama doon taal sax pour dem fekk leen mais comme buñ ne ma rek c'est des vingtaine trentaine de personnes ma xam ne c'est dañu bëri te ñu ngi armé wu si laa génn dem alerte village bi après oote gendarmerie jotuma si laa daw très rapidement au pont bascule de Koutal pour arrêter gendarme yooyu pour ñu ñëw donc nii la demee dañoo tëb mur bi waaye teg si aussi vigile yi fi nekk armé wuñ et je pensais que aussi armé nañu parce que bi may signé ak ñoom contrat boobu tamit seen patron def ne woon ma am nañ arme tel n'était pas le cas man mi aussi j'avais une arme bàyyi woon ko chinois bi donc ñu paniqué mënuñ def benn réaction c'est comme ça se passait franchement. mi ngi ko bi nag di ñaareelu yoon ci fàttali ci ay bés ñu génn ca Mbadakhoune li ni mel it amoon na fa ñu yóbbuwoon fa lu tollook ñaari million ci suñuy koppar ñu wax ci leneen ganub Mamadou Ibra Kane ci jury di dimanche di Amy Diwane addu it ca li nga xamante ne moo fi xewoon démb di bëccëgu set setal ci réewum Sénégal ak gox yu fasantikoo yi njiitu réew mi nag daal di ko jiite woon mu gis ne loolee lu baax la mu nekk roy woo xamante ne ca réewum Rwanda la ñu ko daal di gisee des toppandiko rek bu baax ñu déglu ko ci laajam ci tontoom ak Mamadou Ibra Kane. Oui, on voit que le président Macky Sall, depuis le début de son mandat, de son second mandat, en tout cas, s'inspire beaucoup du président Kagame. gis nañu ne njiitu réew mi Macky Sall bi ñu ko falee ci ñaareelu mandat bi ba tey bëri na li muy defee ni njiitu réew Rwanda Paul Kagame ni muy addoo ni muy liggéey réewam jàpp naa ni bonul sax Macky Sall di ko toppandoo defe naa ni dara nekku ci li jar a wax kay mooy ñun ñëpp nangu nañ ni suñu dëkk yi ak gox-goxaan yi dañoo tilim bu njiitu réew mi Macky Sall jëlee ndogal bi ni mel ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax. Que effectivement une initiative comme celle-ci qui a été initiée par le chef de l'État, moi je ne peux que la saluer. Est-ce qu'on pourrait avoir un effet populaire autour de cette initiative? C'est ça qui est important aujourd'hui et c'est dommage d'ailleurs que ça vienne. li may nakkar lu tuuti mooy lu tax askan bi seen jëmmu bopp jëlaluñu seen bopp dogal bi ni mel dañoo xaar ba njiitu réew Macky Sall jël ko waaye ba tey comme ni ma ko waxee lu baax la am nañu yaakaar itam dañ ko toppandi bu baax a baax ba bu ko defee suñu réew mi mu set wécc. On souhaite en tout cas c'est qu'on rende propre nos villes, nos villages, nos campagnes et que ce serait un bien fou pour tout le monde. ci noonu nag ñoo dellu si waat ci li fi xewoon démbaani ci njiitu réew mi ma nga xamante ne ca goxam la tàmbalee di ci Mermoz dem na ba ca Gédo wutali ca place de l'Indépendance loolee nag ngir gën a soññu askan wi ngir ñu def mbir mi seen mbiri bopp la muy leeral nag mooy bëccëgu set setal boobu wute nag loolu mbirum politique da ko ku nekk rek def sa yëfi bopp Markan Augustin Manda. fii ci Mermoz la njiitu réew mi bale bi njëkk. dëkkandoo am yi fii ci Mermoz topp ko ginnaaw Mermoz Gédo
fii la njiitu réew mi tànn ngir leeral ni cleaning day du mbiru politique te nekk na lu ñu war a saxal. maa ngi sant Sénégalais yëpp ndax ñoom ñëpp wuyu nañu tey appel bi ma leen lancé muy ñun ñoo war a defar suñu dëkk ñun ñoo ko mën a setal loolu nag dafa laaj ñu changer ay comportement mooy jikko yi te ñu xam ne tam li nga xam ne dañ ko daan bàyyi muy am dootuñu ko bàyyi ndax toll na foo xam ne faaw ñu def ci ay jël ci ay matukaay dinañ def loi yu bees waaye li ëpp loi yi mooy jikko yi nit ñi xam ne mbirum cet gi du mbirum président de la république du mbirum état wala mbirum mairie déedéet suñu mbiru bopp la ci koñ yi lii nag tàmbali la il faut ñu saxal ko te it janvier bi sax damay ñaan ñu def ko weeru cet maanaam comme dañuy doog a tàmbali te mbalit bi bëri woon na faut que mois de janvier bi yëpp ñu taxaw si su ko defee à partir de février nag ñu def bés bu ne samedi bu jiitu ci weer wu ne ñu defaat lu mel ni bés bu ñu jagleel setal ci dëkk bi ñu koy amal samedi bu njëkk ci weer wu nekk askan wi rafetlu ko bu baax te di ñaan kilifa yi ci ñu bàyyi xel ci suivi bi. dañuy wax sax ne dañ koy yéex a def ñun nag fekkoon dañ ci ndax suba gu ñu xëyee ñu ngi ci suñu tali yi di bale gis nga xale yeeg seen t-shirt Lacoste yi mais nii mu mobiliser population bi dalay wan ne moom bu jiitee lu mu bëgg rek day yomb. ñun waruñu woon xaar sax président moom muy jóg set moom ku nekk doomu aadama ci sa bopp da nga ci war a bëgg sa bopp set bala ngay set ci dara da ngay njëkk a set ci sa bopp kon bu jarutoon sax ñuy xaar président di génn ñun ci liñ nekk fii boo xoolee fii yëpp ñun dañ koy bale kon ñun moom daf ñu ci fekk te xam naa dañ koy continuer même bu demee lii tamit ñu fi defar rafet na mais ñuy ñaan yàlla tamit mu am suivi ñu continuer ko gën ko defar lii moom baax na ci dëkk bi daal. ginnaaw jet d'eau place de l'indépendance fii njiitu réew mi Macky Sall nakarlu màggetaayu tabax yu wër place de l'indépendance meeru Ndakaaru bi di woo askan wi ci ñu jël bés yu ñu jagleel setal def ko seen yëf muy woo nguur gi itam ci muy sanctionner yenn yi. J'en appelle encore à la conscience citoyenne. maa ngi woo Sénégalais yi ci ñu def mbir mi seen yëf ñun tegoon nañu juróom-ñetti poubelle fii ci place de l'indépendance dañoo ñëw fekk sàcc nañu juróom yi. Il y a des choses yoo xam ne c'est inadmissible. yenn yi kenn mënu ko nangu dafa war a arrêter te dañoo war a teg ay daan ñi koy def. Critiquer, mais je le répète, il faut sanctionner. ñu nemmeeku askan wu takku moo gunge njiitu réew mi ci li mu doon def ba tax taskatu xibaar yi am jafe-jafe lool ngir def seen liggéey ñu joxante rendez-vous samedi benn fan ci weeru février atum 2020. Omar Kane waa Mbawit te suñu woon benn yoon ginnaaw ci boobu lépp setal ñoom sax ñu ngi ci àndoon nag jëwriñ gi ñu dénk wàllum alam gi di Abdou Karim Sall moom itam a ngi gën a soññu askan wi ndax nag bu ñu dëkkee setal te soppiwuñ jikko yi moo ko français yem ñu daal di koy déglu ci micro bu daal ngaaj. warul yem fii dañuy def action d'envergure nettoiement national mais benn journée mais bu passé journée bi il faut aussi que nit ñi continuer di def li nga xam ne moom mooy nettoiement bi. am nañu matériel boo xam ne daf ñuy permettre mooy ay pelle ak ay camion pour ñu attaquer li nga xam ne moom mooy dépôt quelques dépôts yu ñu identifié ay dépôts sauvages yu ñu identifié pour que ñu dindi dépôt yooyu. mais également parallèlement buntu kër yi ñu nettoyé ko comme ni ko président de la République santé. jikko yi aussi war nañ koy soppi parce que wax naa ko sànq il faut qu'on ait li nga xam ne moom la ñuy tuddee un réflexe éco-citoyen. réflexe éco-citoyen mooy boo gisee nga bañ a dagg garab ngay jëmbat garab ngay bañ a tilimal loolu ay gestes éco-citoyens lañu. par exemple nga yore mbalit nga yore sa mbalit nga génne ko sa buntu kër dem déposer ko sa buntu kër morom. wala nga génne ko sa buntu kër dem déposer ko si foo xam ne ñun ñëpp ñoo fay daje loolu du geste éco-citoyen citoyen warul doxale noonu. ñu wax ci leneen ñeel wàllum paj mi jël li munta xaar ñëw dippee ko urgence gannaaw nag ba bataaxal bi nga xamante ne jëriñ gi ñu leen ko wàllum wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr génne woon na ko yenn ci hôpitaux yi nekk génn ne ñoom ma ñàkk palal mooy seen i jafe-jafe moom jëwriñ gi àdduwaat jëmale ci mbir mi ne lépp loo xamante ne nag soxla na ko ngir accompagner boobu lépp ndogal nguur gi na ci def kéemtalaay kàttanam ñu déglu ko ci micro El Hadj Malick Cissé. circulaire boobu nag da ngeen di xam effectivement que ne circulaire bu am solo parce que wàllu urgence dafa nekk loo xamante ne dafa soxal sénégalais yi lool. parce que képp ku nekk si urgence rek mën naa wax ne nekk nga si jaaxare da nga xaw a jaaxle tuuti da nga tiit da nga bëgg ñu jàppale la li nekk si biir ñu tënk ko si
ay personnel ñoo koy mettre en œuvre ay moyens ñoo koy mettre en œuvre ay plateau technique ñoo koy mettre en œuvre ay éléments de suivi ñoo koy mettre en œuvre loolu ndëkk xam nañ ne am na loo xamante ne war nañ ko si yokk mais am na lu fi am déjà SAMU national par exemple mi ngi fonctionner normalement am ay ambulance am na hôpitaux yoo xamante ne boo fa demee système bi ñu lay wax yëpp mi ngi fa ñu mën ko mettre en œuvre am na quand même lu des bu desee nag ñun ñoo koy jëlee yokk ko si système boobu li ëpp solo mooy adhésion wu acteur u santé bi parce que acteurs yi si wax yëpp muy ordre des médecins muy SAMES muy yeneen structures yi kenn waxul ne circulaire bi baaxul dañ ne circulaire bi baax na lool mais nag am na lu mu war a àndal mais loolu ñun ñoo leen ko jëkk a xam am na lu mu war a àndal li mu war a àndal nag li fi nekk danañ ko consolider li fi nekkagul ñu indi ko loolu moo am solo donc maa ngi leen di remercier si adhésion boobu si engagement boobu ne leen ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi dañoo bëgg mu baax. ci Yoff la ñuy desandi ba tey nañu ko junjee nag ci bopp xibaar yi téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ay sëy lañ fa daal di takk lañu doon laaj nag ci koppar mooy ñeent ak trans képp ñu xayma ko ci ñaari junni ñu ñëw takkal sëy nag di ko rafetlu bu baax ne loolee mbégte képp la daal di jut ci ñoom bokk na ci nag jubluwaay gi wàññi yàq yi ñuy def ci takk sëy yi léegi Alioune Gueye. jumaawu Yoff jàmmalaay bëri woon loolu ay nit daanaka colin bu weex rekk ngay gis xew-xew bi dañ ko amal ngir takk fi ay sëy mu nekk lu yàgg loolu ci confrérie Laayeen mooy ni ko yàlla santaane ci alxuraan ci charia ci maye noonu rek dañ koy defee la ci ëpp solo mooy ñaar ñi ñuy maye ñu fekk ñu bëggante leneen li ci am solo mooy kilifa yi ànd ci mooy waajur yi su ko defee nag ñu utal ko ay seede ak i cen la ci ëpp solo sëriñ wax ko sànq li nga xamante ni daal mooy yoon ci charia li nu tënk daal sëy yi ngay dégg ñu maye ko yëpp ci loolu rek lañ ko tënk la ëpp solo ñu koy bàyyi xel tamit du ay mariage forcé waaye tamit du ay mariage précoce. ab commission buy joxe attestation de mariage yi may bu njëkk bi nekk ñaari junni dong. junni la. comme ni ko sëñ bi jàngalee te ci ni kuuru or bi di doxe noonu lan koy xayma olof di ko wax ñeent ak trans soo demee si jàkka yi am na nu organisé woo loolu sariya bañu ko waaye la ci ëpp solo daal mooy ñeent ak trans yi soo ko xaymaa day toll ci junni man nag damay laajte ñaari junni ci ndigalu sëriñ bi ndax suñu paree imaam yi nga xamante ni ñoo doon maye benn junni bi muy can li xale bu jigéen bi moo ko moom bàyyi moomul yaay moomul loolu tamit dañ ko war a reeral kilifa yi. ñi nga xamante ni ñoom lañ may soxna nekk ci mbégte. mbégte rek la ndax maye yëpp neex na waaye ñu maye la ci bisu Serigne Ablaye soxna loolu mbégte la beneen bi ñu defee ko ci keppaaru Seydina Limaamu mbégte gënu kaa rëy beneen bi ñu def surtout Baye Laay yëpp tooywe ko sëñ Mamadou Lamine a ngi ne toog ànd ak ay doomam Seyna Laay jiite leen loolu mbégte kese la waaw fi mu ne nii moom suñuy xol. sedd rek la def ñu ngi ñaan suñu borom lépp lu nu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu. téeméer ak ñeent fukk ak juróomi sëy yuñ fi takk mu mel ni communauté Laayeen jox na xar kanam bu rafet àdduna rawatina jullit yi. bokkoon na ci kilifa yu teewe woon boobule xew-xew Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi moom it ab jarbaatam la ñu fa doon maye waaye ma ngay ndërmelu di rafetlu kàddu yi nga xamante ne xalif ba yëkkati na ko fa ñu taataan ay kàddoom ci micro Alioune Gueye. li ma gis également jàngat la ci man parce que c'est peut-être la première fois yàgg naa ko dégg mais li ma fi découvrir aussi que à part le nombre c'est presque la même chose que ce qui se passe dans les autres communautés. am nañ sañ-sañu manifester comme ni ma waxoon bu yàggul. waaye droit bi nga am la ñeneen am te administration daf fi nekk pour fexe kenn ku nekk mu mën a sàmm nga mën a def say droit correctement donc loolu rek moo ci léeg-léeg mu am incompréhension parce que dañuy bëgg a dem ci yenn bërëb yoo xam ne dañu koy tere ku ci bëgg a dem bërëb boo xam ne kenn terewu ko gis ngeen amul benn problème te it am na solo bërki dem président wax na ko boo xoolee Sénégal ci malgré coow li muy bari marche yi ñu ci tere motul 2%.
ñu wax ci leneen ñeel wàllum politique Pastef nag doon màggal seen juróom-benneel anniversaire waaye it defaale seen rentrée politique ab parti Ousmane Sonko moo ko jiite nag yëkkati ay kàddu bokk na ci ne ñi nga xamante ne ñooy jegeñaaleem bu kenn addu jëmale ci ñetteelu mandat bi waaye it mi ngi biral ne fu mu toll nii nguur gi day def kéemtalaay kàttanam ngir moom moomee mu bañ a bokk ci jongante njiitu réew ci atum 2024 ñu déglu ko ci micro Mame Abdou Guèye Kassé. te nag dinaa leen leeral yéen waa Pastef bu leen kenn dugal ci débat troisième mandat te bu ñuy wax nañu yem ci troisième candidature parce que troisième candidature ak troisième mandat bokkut président Abdoulaye Wade defoon na troisième candidature est-ce que am na troisième mandat yooyu yëpp sémantiquement lu ñuy essayer dugal ci bopp nit ñi la pour gëmloo ni waa ji bu jaxase woon carte gi conseil constitutionnel am nga xam ne moo ko moom validé bu demee dafay gagné nun liñ koy wax mooy peuple sénégalais ci boppam moom mbirum élection 2024. ñu wax ci wàllum dem geek dikk geek révision bi ñu war a amal ñeel réglementation woto yu mag yi ci tali bi ngir gën a wàññi accident yi ñoom nag ñu gis ne dañoo weex donc képp moo tax ñu daal di leen ci lim ndax benn accident képp la fi woto yu mag yooyu di camion yooyu daal di def waaye dafa dina nag wolof day faral di wax ne tombé moo waral ay gaaf li ñu war a defaat kay ci seen gis-gis ñoom dawalkatu camion yooyu mooy foofu rek ñu xoolaat kan la ñu war a jox permis rawatina gone yu ndaw yi nga xamante ne seeni at sax xaymawuñ ko ci ñaar fukki at Boubacar Dieng. ñu ngi fii ci garage camion bu Nord Foire boor bu nekk ñu mën faa gis ay jalu suuf ak xeer caterpillar yi di yeb suuf ci camion yi chauffeur yi moom ñu ngi toog ci suufu tànt yi di waxtaan. dawalkatu oto yu mag yi ñu fekk ci bërëb bi di xamle ni seen loxo duggul benn yoon ci accident yu bari yi ñu nemmeeku. xëy na dañoo weex donc gars yi di wax ci camion yi. to xam naa ne boo doon compter tey choc yi am ci dëkk bi camion yi ñoo ci gën a tuuti la benn camion bu defee benn choc rek ñu gaddu camion yi naa camion yi. Vieux Faye moom jàpp na ni yenn accident yi li ko waral mooy chauffeur oto yu ndaw yi dañuy jéem a njëkkante yenn saa yi ak woto yu mag yi. chaque jour nga gis borom oto bu ndaw li leen rey ñoom jàpp nañu camion dafa yéex xëy na balaa mu ñëw rek ma siif. nga jékki-jékki rek génn xëy na balaa ngaa agsi rek fekk ab oto bi agsi na ca kaw yaa ngi dégg loolu chaque jour bokk na ci loo xam ne mooy rey borom oto yu ndaw yi ci camion yi. Abdoulahi Mbeng moom ñi mu joxoñ tuuma mooy dawalkatu woto yu ndaw yi moom mi le jàpp na ni ñooñu le xamuñu nu ñuy dawalee bu ñu gisee woto bu mag. débutant lañu du ñuy dawal du ñu bàyyi xel oto yu mag yi te oto yu mag yi xam nga oto bu mag bu saf ba 10 saf ay tonnes yu bari. oto bu ndaw coupé ko loolu du dëgg du yoon. ngir mucc ci accident yu bari yi Mbeng jàpp ni war nañoo xoolaat ni ñuy joxe permis yi. li ñu war a wax mooy ñu xool ñi ñuy jox oto yi mooy ñan ñu xool ñi nga xam si ni ñooy chauffeur yu mag yi mën a dawal xam respecté tali bi ñu jox leen oto yi ñu dawal waaye du ñu xool oto boo xale boo xam si am na 16 ans wala 17 ans ñu jox ko oto mu dem ci kaw tali bi nu ko neex mu dawale. dawalkatu woto yu mag yi ñu fekk fii ci parc bu Nord Foire nangu nañu dogal bi nga xam ne njiitum réew mi moom la jël ngir ñu xoolaat yoon wi nga xam ne mooy saytu naka la woto yu mag yi war a circuler ci biir réew mi. ñu wutali ci jabab ci leen ni ñu ko junjee nag ci ndorteelu xibaar yi ñenn mekk njaay mi xaw a tagga témbee jamono ji ndax bokk na ci tolluwaayu jamono gannaaw nag yokkutee fu courant bi askan wi gis ne marché ba it la fa nekk lépp cher rawat na ci wàllum dundu ñeel wàllum jën ak yi ni mel ñenn ñi nag di sant yàlla ne ak lu mu ci munti doon daañu am la ñu yóbbu ci seenub kër reportage Mamadou bi paas yi soxoo jaaykat ak jëndkat nekk di waxaale ñi ñu gis mooy faral di dundal marché Tilène. jën bu war a jar 1500 mën naa ko jaay 700 francs damay perte boo jëndee da nga war a am dara loo yóbbu sa kër waaye doo jaay di perte. jaaykat bi ñu fekk mu toog ci jën ñu muy jaay mu jàpp ni dëkk bi méttee fu mu toll nii tax na njëgu njaayam bi itam am yokkute. dëkk bi dafa dëgër lépp cher dara yombul waaye yàlla dinañu suturaal foog ñu lekk. waxuma loolu sa nit ñi dañ sonn torop ndox dafa cher courant cher yëpp cher foog jën yi cher ndax mool mu dugg géej di daani dooleem saa nga am saa doo am
bon nag foog nga jaay mu cher. kii di Ngay Sall nekk tamit jaaykat dëkk ca Yoff jàpp na ni nu dëkk bi chéré amul dara lu muy yokk ci njaayam bi. duñ ko yokkaale moom parce que bokkuñu mais di ñuy liggéey si la ñuy fay courant si la ñuy fay ndox sant yàlla bu baax lu ñu am yóbbu suñu kër loolu rek la ñuy ut si magasin. clients yi moom ñu ngi ñëw ñu ngi faraatu taxale rek jaay xaw nañoo naaje nag parce que jën wi tey dafa xaw a naaj mais sant yàlla daal mën naa am li ma indi woon jaay naa ko ba lii moo si des. waaye loolu terewul ni am na ab yokkute bu ñu seetlu ci njëgu dund bi. marché fi mu nekk dafa metti sax dara amu fi du yàpp du jën du sew ñu ngi sant yàlla nag parce que yàlla dañuy jàpp lu ñu ko mën a jëndee rek pour gémmiñ boo xëy suba mën si duggal dara li mu nekk courant bi cher na ndox mi cher na parce que la ngay yore sa kër di ko liggéey marché loo yore mu yem si. ci atu 2019 bi jeex ak bii ñu tàmbali seetlu nañ ay yokkute ci njëgum courant bi ak tamit ñuy wax de ndox bi mun na am mu yokk itam loolu nag doon lu ñuy waxtaanee fan yi ñu weesu lu bëri ba tax ni mun na am lu muy changer ci pouvoir d'achat wu sénégalais yi. Mamadou Bipa Cissokho sant ak ngërëm ñeel na la sant leen yéen mbokki safoo seen télévision ITV xibaaru njolloor si fii lay daal di buuree ñaanal leen kenn dalub jàmm te di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.